Bonjour madame. Bonjour madame. Ça va? Vous allez bien? Ça va, je vais bien. Je me présente. Man maay madame Sow, présidente mouvement des femmes qui refusent. Enchantée madame Sow. Donc vous refusez quoi lan ngeen di bañ. En fait ñun lu ñuy bañ leen rek la mooy polygamie. maanaam takk jabar yu bëri ci dëkk bi dañu bëgg mu arrêté. Soit ñu supprimer ko ou bien ñu instaurer la parité. Parité. waaw parité maanaam fu ñu mën a mayee góor mu am ñaari jabar ñu war faa mën a may jigéen mu am ñaari jëkkër. ma jël samay bagage dem. madame Sow takkal lu bu jure nga jël say bagage dem madame Sow yow tamit sa problème neexut a réglé de ak fi réew mi toll ñu takkal la ñaareel rek nga buub say bagage daal di daw. waaw te loo ci xamul nag ak sama jëkkër amuñu woon benn problème bañalu ma woon dara waaye nag dafa neexul tey toll ni sa anniversaire amoo sax góor gu la wax joyeux anniversaire man namuma dara. bismillahi rahmani rahim rabbi sarax li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yasfahu xawli. mbokk yi asalaamualeykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen yéeguwaay et di am toujours contenté ci di leen dalal ci émission bi nga xamante ne nii moom mooy coow li ci buntu teen bi gaa ñi amul baak la. mbokk mi toujours bu ñu waxee ne coow li ci buntu teen bi gaa ñi amul baak la dañuy préférer préciser ne toujours y a des experts à la matière. am na ñoo xamante ne nii ay spécialistes lañu ñoom ñoo gën a mûr ci mbir mi nga xamante ne nii mooy mbir mi ñuy débattre donc ñooñu seen xam-xam ak seen gis-gis dafay nekk gis-gis yoo xamante ne ni du nekk gis-gis bu ñu war a sàggane gis-gis lay doon boo xamante ne ni boo ci xoolee xalaat si rek boo ci sukkandikoo rek sunu borom mun na la dimbali ba doo tàbbi ci ak lëndëm di toog di def gëstu science autocritique ak synthèse di xalaat ba xalaat bi andil ñu njëriñ. mbokk mi su fekkente ne ni da ngay xalaat dans une situation ngay xalaat ci situation boobu pour que cette situation puisse te prolonger wala te plonger dans une dépression, ces pensées sont inutiles. mooy li ñuy wax science sans conscience n'est que ruine de l'âme. mu ne bu fekkente ne nii que ruine de l'âme. mu ne bu fekkente ne nii da ngay xalaat te sa xalaat googu noonu àndul ak ay xalaat ndeysaan xalaat bi mu indiwaat mooy xalaat bu positif bu rafet bi nekk ay jooy rek ngay mujjee. mbokk mi yow sama frère yow sama papa yow sama yaay yow sama sœur ñun ñoo bokk àddina bi te mbokk mi tey les familles sont au chaos te mbokk mi lii di raam si ñag bi la jëm. Je vous parle en connaissance de cause. J'explique mon histoire sur 2 cas. benn cas bi c'est international benn cas bi c'est national. benn cas bi c'est le Sénégal beneen cas bi c'est à l'étranger. Motif de divorce. mbokk mi tey lan moo tax ñuy divorcer àdduna bi tollu fii mu tollu tey mbokk mi tey laa lay wax loo xamante ne nii dama ci jublu comme na ma defoon nag remède immigré yi ma jublu si mu nekk remède ñi nga xamante ne nii déjà divorcé nañu ak ñi nga xamante ne nii ñu ngi si mbokk mi ñàkk ko décréter tamit du causer dégâts yi nga xamante ne nii moom la nar a causé
en tout cas si dégâts la gën a jege que li nga xamante ne ni moom mooy avantage. Donc voilà, donc fii aussi Allah la fii aussi Allah la bu ma mënoon a puus na le damay puus wan leen lii aussi man ak Lamine dañ ko gisoon. Kookaay sama sëriñ moom rek laa miin xamuma keneen fa may jëlee teeleneen kuy man mi sama xol bi dafa toog mënoo ñàkk faw rek ma jooy li tax ma jóg taxaw jàqle lool fay jooy kookaay sama sëriñ moom rek laa jooy kookaay sama sëriñ moom rek laa miin xamuma keneen fa may jëlee teeleneen kuy man mi sama xol bi dafa toog mënoo ñàkk faw rek ma jooy li tax ma jóg taxaw jàqle lool fay jooy kookaay sama jooy kookaay keneen fa may jëlee teeleneen xamuma keneen fa may jëlee teeleneen kuy man mi sama xol bi dafa toog xamuma keneen fa may jëlee teeleneen xamuma keneen fa may jëlee teeleneen kuy man mi sama xol bi dafa toog ay jooy kookaay sama sëriñ moom rek laa miin xamuma keneen fa may jëlee teeleneen kuy man mi. Mon objectif, c'est de créer le maximum d'emplois chez les jeunes ici. Et l'Afrique doit faire partie de ceux qui ont du sang pour son développement. loolu rek la ñu doon dox. mbokk mi maa ngi wax ci divorce yi nga xamante ne ni tey moom moo am ci àddina ñu bëri nekk ci ay victimes. ndeysaan mbokk mi masse chers amoureux yi nga xamante ne ni dañoo ñëw fekk fi benn situation bu nga xamante ne ni situation boobu noonu yi nga xamante ne ni dañoo ñëw fekk fi benn situation bu nga xamante ne ni situation boobu noonu situation bu précaire la ñu décider ñoom ñaar ne dañu koy affronter. mbokk mi mu ngi mel ni dañu laa takkal benn bombe ndeysaan mbokk mi ñu ne la bombe boobu noonu une heure de temps la war a def pour exploser di ngeen ko seetaan souvent ci film yi ñu ne na nag débrouille-toi ba balaay une heure de temps yi chaîne yi nga xamante ne ni moom lañ la chaîner nga lonki chaîne yooyu noonu ba pare nga sauver sa bopp ñu jël caabi bi yóbbu la tëj la ci néeg yóbbu ko ñu tëj la ci néeg boo xamante ne nii fa la bombe bi nekk jël caabi bi daal di koy yóbbu ne la nag débrouille-toi boo mënee tijji bunt bi daal balaa une heure de balaa bombe bi di exploser mën nga sauver yow ak sa njaboot. allahu akbar mbokk mi le monde est cruel mbokk mi damay wax toujours par la grâce de Dieu il me pose souvent la question sur les réseaux sociaux yi ce qui les impressionne mooy comment je m'inspire, qu'est-ce qui m'inspire? Alhamdulillah, par la grâce de Dieu, ce qui m'inspire, moi j'ai eu la chance ma nekk Japon Sénégal wala Japon ak fu bari ci àddina bi décalage d'horaire bi di Asie la nekk di 9 heures de temps donc ma gis ñoom ni ñu avancé ma gis réew mi ni muy doxe ma xam ne réew mi ñoom ci jëm ci tànk yi Japon nekk la ñu nekk mu am ay avantages ak ay inconvénients mbokk mi inconvénients yi ëpp actuellement nii avantage
mbokk mi ndeysaan masse les amoureux yi nga xamante ne c'est miraculeux mooy ceux qui parviennent à être avec leur famille jusqu'à présent. am na ñoo xamante ne ni ils sont en parfaite harmonie avec leur famille yàlla ngi leen di suturaal di leen defal jàmm li nga xamante ne ni moom la nit ñi di jànkonteel actuellement nii involontairement mooy loo xamante ne nii du si seen sago mu mel ni que ñoom si seen sago la xewe am nañu si yàlla di suturaal ñooñu mu mel ni que ñoom si seen sago la xewe am nañu si yàlla di suturaal ñooñu ñoom lay wax les miraculés waaw mbokk mi tey couple yu bëri ñu ngi yéeg tribunal ak di wàcc tey ñu bëri ñu ngi divorcé mbokk mi garde bi nga xamante ne nii moom mooy garde bi ñu war a garder xale yi mbokk mi oh xoolal na ñuy langue fii ci àdduna bi aha foofu laay ñëw wax yow mbokk mi la vie mbokk mi science sans conscience n'est que ruine de l'âme mbokk mi su fekkente ne ni xalaatuñu mbokk mi c'est la situation catastrophique bi nga xamante ne nii moom la àdduna bi di traversé muy phénomène bu nga xamante ne nii moom laay wax un phénomène boomerang. waxal ak man yow tamit ma chérie. dañ maa takkal wujju. wujju. ma jël samay bagage dem. madame Sow takkal lu wujju rek nga jël say bagage dem. madame Sow yow tamit sa problème neexut a réglé de ak fi réew mi toll ñu takkal la ñaareel rek nga buub say bagage. waaye madame Sow ak fi réew mi toll góor gu baax te amul jabar amul fenn loolu dina jafe de sa bëgg-bëgg bi moom dina jafe moom. waaw jugo ñu yegg ci biir. wuyu ma man yor naa oto ay oto sax lay wax. macha allah am naa ay kër. man yor naa oto ay oto sax lay wax. macha allah am naa ay kër. am liggéey bu baax. xaalis na mu ma dara. gis nga takkoo sax bañ ma ko su ma ko amoon jël. takkoo. waaye madame Sow gis nga wërum góor googu nga nekkee. bari nga ci moroom de. man Daba Ndiaye su ma xëyee damay wër góor ba guddi jot ma dem tëddi. man Daba Ndiaye su ma xëyee damay wër góor ba guddi jot ma dem tëddi su ma xëyee nekkaat ci du ma bàyyi. ñoo bokk feebar. dëgg ñu dem ci biir. fii au Sénégal ban loi noonu. maanaam bépp góor bu takkale ci sa jabar wujju danga koy tàggu ba mu d'accord mu soo ko takk su d'accord doo mës a takk. nga ne góor bay takkal sa jabar wujju danga koy tàggu ba mu d'accord. maa la wax nii yaa ngi soog a wax lu ma neex. merci. lii nag moom moo ma neex. wuy ma damay soog a egsi. d'accord dangay toog xaar ma teg sama saak. mu ñëw ñu waxtaan ndax li nga wax ni ñor na ma de. amul benn problème wujju moom doxuma ci. maa ngi lay. mu ñëw ñu waxtaan ndax li nga wax ni ñor na ma de. amul benn problème wujju moom doxuma ci. maa ngi lay xaar ci mu dara. merci beaucoup madame. man de boobu ba léegi sax jotuma la laaj sa tur. mais c'est comment. man Daba Ndiaye laa tudd. Daba Ndiaye. d'accord. waaw Daba sama rouleau bi fu mu toll. en fait waa ji woon na ma léegi xam naa circulation bi moo ko téye mais nee na léegi mu yegg si. mais man dama xaw a yàkkamti de comme ni ma la ko waxee woon sànq c'est mon anniversaire te bugguma traîner fenn. en fait waa ji woon na ma léegi xam naa circulation bi moo ko téye mais nee na léegi mu yegg si. mais man dama xaw a yàkkamti de comme ni ma la ko waxee woon sànq c'est mon anniversaire te bugguma traîner fenn. dëgg la kay mais patienter tuuti rek xam naa léegi mu yegg si xam nga dëkk bi dafa xaw a xat. ah dinaa xat. madame Sow. madame Sow massa. madame Sow looy jooy nii yow tamit. massa. madame Sow looy jooy yow tamit.
damaa tas. te bu ba léegi mun ma fexe ba sëyaat. ndeysaan. ba ma divorcé ak léegi mat na 20 ans. wala moo xew ba nga divorcé ah waxal ak man yow tamit ma chérie. deuxième femme. mais madame yow xool nga sa bopp. ah xool naa sama bopp bu baax kay. car macha allah mel nga nu la neex. yow non seulement waroo partager jëkkër mais mën ngaa am ñeenti góor yoo tere na ci say tànk. lay wax nii ah merci beaucoup. en plus suñu objectif principal mooy gis nga loi bi Alpha Condé adopté Guinée moom lañ bëgg fexe ñu adopté ko fii au Sénégal. maanaam fu ñu mën a mayee góor mu am ñaari jabar ñu war faa mën a may jigéen mu am ñaari jëkkër. laaj seen mouvement boobu moom mënuma leen a voter man ñaareel laaj may ñaareel xaritu jëkkëram mënuma leen a voter mouvement boobu daf may jéggal moom. ñaareel waaw. deuxième femme. mais madame yow xool nga sa bopp. ah xool naa sama bopp. Bonjour madame. Bonjour madame. Ça va? Vous allez bien? Ça va, je vais bien. Je me présente. Man maay madame Sow, présidente mouvement des femmes qui refusent. Enchantée madame Sow. Donc vous refusez quoi lan ngeen di bañ. En fait ñun lu ñuy bañ leen rek la mooy polygamie. maanaam takk jabar yu bëri ci dëkk bi dañu bëgg mu arrêté. soit ñu supprimer ko ou bien ñu instaurer la parité. Parité. waaw parité maanaam fu ñu mën a mayee góor mu am ñaari jabar ñu war faa mën a may jigéen mu am ñaari jëkkër. mbokk mi dañu doon wax l'an 2000 ne atum naataange la foofu laa ñuy wax yow mbokk mi ils avaient prédit la situation actuelle ce que nous vivons l'an 2000 Dakar sera comme Paris. yow da nga foog ne yaa ngi Paris actuellement nii non yaa ngi Sénégal actuellement nii non yaa ngi Sénégal l'an 2000 Dakar sera comme Paris mbokk mi yaakaar naa loolu fàttewu leen ko aywa léegi ma ne maa ngi masawu ñi nga xamante ne nii ay amoureux lañu ñi gisante woon bëggante ci seeni 16 ans sëy takkante après 30 ans ñu divorcé njaboot gi tas ma ne la ñooñu involontairement la ñu dundee situation boo xamante ne nii il s'était pas préparé à ça lan mooy waral loolu ak lan moo tax mu demee noonu ak ñan ñoo jël caabi ji dugal leen si ne dugal fa bomb daal di koy defar bàyyi leen foofu mooy ñi nga xamante ne nii sóoruñu woon une situation éventuelle dans le Sénégal que ne li xew bitim réew mooy law di màcc di wàcc ba egsi fii feebar bi di coronavirus misaal la ci mbokk mi tey nit ñaa ngi yalwaan jigéen ñaa ngi poosé ay xeef poosé ay cheveux xeesal ba weex tax dëkk ci ay appartement amuñu ay jëkkër am ay far mbokk mi kenn bëggatul takk jabar kenn bëggatul am jëkkër kenn ñemeetul a sëy kenn bëggatul a sëy c'est la situation actuelle qui se passe en Occident chez le colon loolu mooy li fa xew jiitu na fa ay ati moo doon roogalaat di ñëw ndànk bàyyi ñu ci xel te dina gën a pire dina dem ba concubinage dafay dagal fii ci Sénégal dagan na de am na no stress kenn du ma stressé donc bi ñu commencé dégg soxna yi di wax loolu ñuy jël li nga xamante ne ni moom mooy aaday tubaab yi defar ko fii nit ñi bëggatuñu dëkk en famille ñi fi nekkoon may ñu leen possibilité pour ñu xalaat ne dañu war a yaatal dëkkuwaay yi mag ñi dañu war a gën a veiller ci xale yi mbokk mi tey li xew doy na waar di ko dugal ci sa xel pour weccook loolu nga xamante ne ni moom moo nekk ci dëkkam mu weccoo ko ak sa réew li société bi jur tey moom lay jur
no stress kenn du ma stressé waaw du ñu deltu gannaaw mukk comme ni ñu koy waxee toujours mujjuk jamono foofu lañu toll léegi lan moo waral mu demee noonu maa ngi la koy wax sànq ma ne bu fekkente ne ni am réew dañoo bëgg a jël réew mi ñu jël ki nga xamante ne ni moom mooy nasaraan bi bëggul dara ci sa aada mu jël aadam jël ay livre jël ay film concubinage dafay dagal fii ci Sénégal dagan na de am na ñu koy def actuellement mais diine bi mu ngi koy xeex mu ngi ciy waxtaan donc malgré loolu concubinage mooy nekkaale am sa nekkaale dem ba sëy ñemeetuma sëy bëggatuma sëy man daal xam nga loolu dafay nekk toujours en actualité day nekk toujours au diapason loolu dafay continuer di gën a garaaw duñ ay appartement amuñu ay jëkkër am ay far mbokk mi concubinage yu mel ni lu ma la mënut a wax mbokk mi jigéen ñi xamuñu fu ñuy teg seen tànk góor ñi xamatuñu fu ñuy teg seen tànk jaxasoo bi kenn amatul jabar kenn bëggatul takk jabar léegi dinañ tas sëy bi comme mënatu leen nekk léegi ku jigéen ki na garder doom yi léegi ku góor ki del liggéey di ko jox ndeysaan affaire bu garaaw mbokk mi am na ay charte yoo xamante ne ni moom la ñu teg si ngay tënku si pays bu nga xamante ne ni c'est un pays laïque donc yow attewuloo si l'islam si li ngay attewoo da nga sa néew doole parce que bu fekkente ne ni jafe-jafe dafa am si diggante ñaari nit bu njëkkoon ñu waroon ko yóbbu si penc mi arrangé ko à l'amiable bu ñu demee yoon moom mooy tracé moom mooy wax defal nii léegi dinañ tas sëy bi comme mënatu leen neew doy na waar mbokk mi bi nga xamante ne nii préparé nañu di roy nasaraan bi di xool nasaraan bi andil ñu loi yi nga xamante ne nii moom moo amoon si réewu nasaraan yi mbokk mi tey bii nga xamante ne nii loolu yëpp am na muy indépendamment di si volonté kooku nga xamante ne ni moo fi nekk parce que am na ay charte yoo xamante ne ni moom la ñu teg si ngay tënku jigéen bi nekkul ne moom dafa lay obliger loolu de mais c'est-à-dire situation bi moo tolloo foo xamante ne ni yow pour nga dundal say doom yooyu noonu par force la pour nga fay luyaas bi par force la pour nga jëndal ko gaz fayal ko ndox bi fayal ko courant bi par force la pour nga def yooyu noonu par force la du moom moo la ko obligé mais société bi moom moo la ko obligé kon moo tax ma ne yéen a ngi dund si loo xamante ne nii c'est involontaire problème bu nga xamante ne du yéen a ko sàkku mais dañ lay wax ne devant ces faits là nan la ñuy def nga gis mu wóor leen li ñu la gëmloo courant bi mayuñu la ko ndox mi mayuñu la ko gaz bi mayuñu la ko luyaas bi cher na yooyu yëpp cher na te amuloo salaire boo xamante ne ni moom mooy gérer yooyu femme bi bëgg na greffage bëgg na jipir bëgg na jasner bëgg na li mu bëgg bari na te yow salaire yu 75 000 nga am donc il t'avait pas prévu à une éventuelle situation non jigéen bi nekkul ne moom dafa lay obligé jëm ci plage ba nale Cambérène jëm ci kaw Géejawaay foofu pont bi moo nekk nii yaa ngi armée lu leer man dama am habitude ñëw fii ñaanal sama mbokku chrétiens yi ndeysaan yàlla na yàlla yërëm leen xare leen arjana te yéexe ñu donc dañ may tere ma di ko def mais depuis bi ma nekkee xale ba léegi maa ngi koy def njëriñ rek laa ci gis gisuma ci ngaañ am dara mooy la situation actuelle que nous vivons mbokk mi mooy li nga xamante ne ni moom la ñuy dund présentement mbokk mi yaa ngi toujours Sénégal ci ay chantier mbokk mi li pont la boo xamante ne ni dafay relier génn ba fu sori ci Sénégal moom moo jëm bu dee sa jabar moo la ko wax li mu la wax dëgg la bu dee sa jëkkër moo la ko wax li mu la wax dëgg la salaire am matut a yore loolu noonu lan la ñuy def mbokk mi ma ne réew moo xamante ne nii budget bi 10 000 la mbokk mi réew moo xamante ne nii budget bi 10 000 la déglu li ma lay wax 20 personnes lañ ko war a séddaale mbokk mi 20 personnes ku nekk 1000 francs la war a am te budget bi 10 000 la mbokk mi impérativement 10 yi dinañu ñàkk duñu am dara mooy la situation actuelle que nous vivons
nga gis mu wóor la ne la lii nii kii li mu la wax dëgg la quoi bu dee sa jabara la ko wax li mu la wax dëgg la. à une éventuelle situation parce que xam nañ ne yéen ñëpp di ngeen fippu daa dee dem nag dëkk ji ku nekk bopp sa bopp alors ngay xalaate noo xamante ne nii da lay bir yàlla ne la actuellement nii ngay dundee nii moom moo gën parce que kenn mënatu la stressé. donc loolu fële la réewu tubaab yi la xewee léegi bopp sa bopp yi appartement la ngay dégg fi mu nekk nii koo dégg affaire appartement lay wax parce que fi mu nekk nii kenn bëggul ku la stressé. léegi papa yi njëriñ rek laa si gisuma si ngaañ aywo loolu yëkkatiwuñu sax bàyyi ñu avancé. alors ma ni mbokk mi situation actuelle boobu ma ne involontaire boobu nga xamante ne nii ñu ngi koy dund muy budget bi 10 000 francs la 20 personnes la ñu ngi ñu war a séddaale 10 000 francs yi te ku nekk 1000 francs la soxlaa donc impérativement il faut que mu am 10 yoo xamante ne ni dañuy ñàkk. mbokk mi Sénégal ndeysaan muy baay bi nga xamante ne nii du dundal ay doomam léegi gannaaw bi nga xamante ne nii divorce bi am na mbokk mi baay bi dem tribunal ñu daal di koy teg yenn motif yi ñu daal di koy blâmer ne ko nag léegi deel joxe chaque fin du mois téeméer pour sa doom te moom si 1000 personnes si 20 personnes yooyu noonu si la yaay papa yi ak yaay yi nekk si situation bu nga xamante ne ni une situation vraiment alarmante. une situation alarmante su ma ko waxee mooy maanaam situation boo xamante ne ni nit ñi dañuy nekk di dindi ay difficultés yoo xamante ne ni ay difficultés yu doy waar la présentement. difficultés yooyu noonu la moo si gën a fës mooy baay bi nga xamante ne nii du dundal doomam ndeysaan si 20 personnes yooyu noonu si la yaakaaroon si 10 000 francs yooyu noonu te moom il se retrouve avec rien ñu ngi koy laaj chaque fin du mois 500 francs yoo xamante ne ni daf ko war a jox doomam. il est obligé ak la situation charge familiale yi nga xamante ne ni moom la gàddu mu am lu mu tënxamlu yaay ja la lay mujjee doon ab caga du ñëpp di jaay boppam ngir di dundal ay doomam. que ça dafa gën a compliqué loolu dañu nekk ci askan woo xamante ne ni mënuñu ñàkk sëy fokk ñu sëy mooy la ma doon wax di lekk poson di dee parce que xam nañ ne dans une heure de temps explosion dafay am 1 heure de temps la ñu war a am dund nañu war a dund léegi tëj nañu ci néeg boo xamante ne ni yóbbu nañu caabi ji nañu nag débrouillez-vous génn leen ci néeg boobu maa ngi lay wax ci commencement ba kay tëj bunt bi ka créé affaire boobu noonu. donc foofu dañuy tàllal suñu loxo suñu borom nekk dans une situation pareille bu waa ji dawee kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi boobu mu ne ku nekk si yéen ab sàmm nga chacun de vous est un berger et un jour ou l'autre on lui demandera comment il avait entretenu son troupeau. sama borom waa ji comme gérewul njabootam nan la ñuy def ak moom bu boobaabee ay doom dem ba mënatuñu am ay doom est-ce que dañu waroon a wax ne bon xool naa comme ni ko ñeneen ji di defee am na ay religieux yoo xamante ne ni xam ngeen ne nee nañu ñoom duñu am doom duñu am jabar est-ce que ñoom ils n'ont pas raison devant nous. léegi bu ñu xoolee ki nga xamante ne dafa am doom di ko rey ki nga xamante ne dafa am doom di ko sànni am doom di ko rey boobu am doom di ko sànni boobu moo ñuy yóbbu ci beneen thème boo xamante ne ni thème bu doy waar la. ndeysaan benn waay boo xamante ne ni jabaram ki mu def jabar waaw day dem ba ci li nga xamante ne ni moom laay wax Dieu devant la barre ñu war ko interroger ci une situation pareille ne ko ñun lan moo ci sunu erreur ñun nan lañ ci taxe nan la ñu defee nan la ñu dem ba jaxasoo ci situation boo xamante ne ni ñun mënuñu ci dara te ñun ñu ne doonuñu ci dara dañoo juddu ñëw fekk nit ñi di sëy ñu sëy am ay doom dem ba mënatuñu am ay doom est-ce que dañu waroon a wax ne bon xool naa comme ni ko ñeneen ji di defee ab caga du ñëpp di jaay boppam ngir di dundal ay doomam. ndeysaan mas seen yéen couple yi c'est indépendamment de votre volonté. su ma waxee loolu y en a ceux qui me poseront la question comment ñoom ñoo xam ne ñoo takkante kañ bëggante ñoom ñoo kii bu ñu xamoon ne woon mënuñu woon lu tax ñuy sëy bu ñu xamee ne amuñu la moo tax ñuy sëy. c'est au-delà de ça c'est plus compliqué que ça. ki mu def jabar
dafa amoon jëkkër foofu moom la ñuy waxtaane waaw loolu après moom la ñuy waxtaane affaire bu garaaw amoon jëkkër am far ba jur sa doom après du gas yeneen loxo problème am sa mu rey foofu daal après daal coach leen après bi moom mooy ñëw quoi yaa ngi dégg donc est-ce que ñooñu du dañuy am raison ci ñun quoi ñun ñi nga xamante ne nii malgré situation yooyu ñoom li ñu wax noonu mais on s'est débrouillé ba dugg ci situation yi mais moom muy bañ ci lenn ci ñenn ñi nga xamante ne nii moo dal ñooñu dal ko mu ne ah naay lekk ci posen bii dee gannaaw ba dee la rek mooy maanaam naa takka ci soxna yi lu ma ci góobe rek ma daal di koy gar gannaaw ba dee rek la may bañ a mooy takka soxna di ci jaamu yàlla wala ut jëkkër di ci jaamu yàlla ba lu yàlla def rek muy loolu ñële léeg-léeg nga dégg ci kenn ñu ne pédophilie la wala jàpp nañ ko mu kii wax keneen wala bu boobaawee nan ngay defax moom bëgg na waaye manul budget bi 1000 francs la budget bi 10 000 la te 1000 francs moo koy doy pour famem 20 personnes lañ ko war a séddaale te moom bokk na ci ñi nga xamante ne ni amul kon dafay taxawaayu kooku nga xamante ne ni xalaatoon na il avait prédit ça mu ne kon du ma takk jabar mooy suñu mbokk yenn religieux yi nga xamante ne ni nee nañ ay labbe lañ ñi ay sœur lañu moom wala vous voyez donc devant cette situation les personnes qui vivent cette éventuelle situation comment ils seront vus dans la société? Est-ce qu'ils ont vraiment fautif? C'est la question que j'ai posée au monde entier. Jusque maintenant, j'ai pas eu la réponse. Ba léegi kenn tontuwuma ci wàll boobu noonu yëf yi jaxasoo na. Non, j'ai pas eu la réponse. Ba léegi kenn tontuwuma ci wàll boobu noonu yëf yi jaxasoo na. Yëf yi fi mu nekk nii jaxasoo na. Donc man foofu ku ma si utal ab tontu rek man dinaa la gërëm sant la parce que xamuma exactement nan la ñu war a def ci situation bu ni mel léegi waa ji nekkul dafa bàyyi ay doomam parce que dafa am ba pare bañ leen a yor ñu yokk ko ba tubaar fakal la macha allah fi mu nekk nii kenn du ne xeet wi yokkuwul mais ñooñu aussi fan la ñuy taxawee quoi waaw ñooñu aussi yokk nañu waaye léegi mënuñu dundal kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi boobu noonu dal seen kaw mënatuñu sàmm njaboot gi nga xamante ne nii moom la ñu yoroon te dañ ne leen woon yokk leen quoi ñu yokk ci budget boo xamante ne nii budget bi 10 000 francs la te 10 000 francs yooyu noonu 20 personnes lañ koy séddale ñoom jotuñu léegi njaboot gi nga xamante ne nii moom la ñu doon wax ne yokk leen xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu yokk ko ba tubaar fakal la macha allah fi mu nekk nii bañ leen a yor bul fàtte ne 10 lañu ñoom 20 lañu ñoom 10 000 moo fi nekk te ku nekk 1000 francs la war a am yóbbu ko sa kër mu satisfaire sa kër donc kooku su fekkente ne nii dafa bokk ci ñi nga xamante ne nii jotul kooku nan lay def pour dundal njabootam yaa ngi dégg kon metti na que les 1000 francs yi bu ko amee moom du mate sax njabootam manewuñu loolu li ñu yor matewul loolu léegi nag ñoom ñu jéem a intégré wu nag pour am connexion am internet am gaz am courant am cuisinière am bëgg am yooyu ku ko amul di xool ki ko am nekk foog nga andi ko te budget bi 20 000 la toujours bul ko fàtte donc foofu divorce foog mu am parce que ku nekk yaa ngi xool ki nga xamante ne ni moo la tane mais xooloo ki nga xamante ne ni yow yaa ko tane. réalisation andi li waaw andi li ñuy wax mondialisation andi li nga xamante ne ni moom la ñuy wax ne nit ñi dañu war a dund ci nouvelle technologie yi nit ñi dañu war a dund ci jumtuwaay yu bees yi nga xamante ne ni moom moo xew nit ñi dañoo war a am ci oto yi nit ñi dañoo war a am ci kër yu rafet yi nit ñi dañoo war a am te ñoom manewuñu loolu li ñu yor matewul loolu législation ba dëkk ba na mu demee créé nañ ko amul ay infrastructure yu doy bu amee ay infrastructure yu doy ba nit ñi commencé liggéey soxna ya dootuñu bëgg di sëy parce que ñu ngi mënal seen bopp donc dañuy préférer di dem di liggéey yi di def seen bopp moo am en Occident moo am en Asie loolu moo ñuy yott préparation bi loolu la woon
lan moo tax léegi immeuble yi bu ñu ko tabaxee ñu koy luyee nit ñi muy dugg ci gafak ak ki nga xamante ne nii moom mooy ngóor gi. ça se passe déjà en Occident. ku nekk yaa ngi xool ci ki nga xamante ne nii moom moo la tane xooloo ki nga xamante ne nii yow yaa ko tane mu causé problème boo xamante ne ni problème bu doy waar la parce que bu boobaawee ku nekk dafay bëgg di influencer sa morom. sa jabar bu la waxee doo ko déglu sa jëkkër bu la waxee doo ko déglu nga ne ko man sax may ma jàmm quoi nañu tas bu ko defee jàmm na ñooy quoi base ba laa la yóbbu balaa problème bi di am fi nga dëkke situation ba dëkk ba na mu demee créé nañ ko amul. ça se passe déjà en Occident donc on sait comment ça se passe moo tax ma indi la si ñaari couple yi li indi problème bi da ngay liggéey fële ba dee di def te li ngay def du doy loo liggéey rek faye ko loo liggéey rek mu yem si ay taxes ay tu te retrouves zéro da ngay liggéey rek pour liggéey ba dee ñu yab la si kees bi mais doo am benn revenu boo xamante ne ni alors boo moomal sa bopp la mais li si ëpp mooy yaa ngi liggéey pour société bi. foofu mooy wax Dieu devant la barre ñu laaj ko ne que dans une pareille situation yàlla yow fan nga si taxawee quoi yow lan ngay ñuy xelal c'est une question rek quoi les gars man xamuma damay laaj. Conseillez-moi, c'est une question que j'ai posée au monde entier, aux scientifiques, mais ils n'arrivent pas à me répondre jusqu'à présent. Qui est le principal fautif? Les scientifiques ñi créé monde bi mu demee nii wala yàlla moom moo bëggee woon monde bi nii su fekkente ne ni yàlla moo bëggee woon monde bi nii est-ce que dina la. yaa ngi comprendre léegi nag ki nga xamante ne ni nag moo nekk fii nag di teg bët kii nekk foofu noonu moo tax jigéen ñi ñoom xooluñu kudul. kii am oto wala ki nga xamante ne nii moo nekk bitim réew ñuy teg seen bët ci loolu moo tax xaar bi mënatul nekk parce que c'est le sauve qui peut donc science moom moo waral moom mooy cause lii yëpp léegi waa science nag ñoom suñu ko jëlee peut-être dañu poser waa suñu borom ñoom question bi mooy foofu may wax Dieu devant la barre ñu laaj ko nekk mbokk mi xale yi victimes yi nga xamante ne nii moom la ñu doon présentement seeni yaay yi bañante ak seen baay yi te bi ñu amee 15 ans wala 16 ans la ñu commencé ñoom saa ndeysaan di bëggante ba sëy dox seen diggante mbokk mi ñi nga xamante ne nii ñu ngi nekk ci bëggante actuellement nii nañu xam ne bu dee dañuy prévoir seen mariage nañu xam ne ils vont entrer dans une éventuelle situation mais daal wala muy jaay lu bon wala muy def lu bon pour mën a joindre les deux bouts donc divorce yi xale yi victimes yi nga xamante ne ni moom la ñu doon ndeysaan mbokk mi na lakk ay jaamam est-ce que kullukum ra'in boobu parce que ñëpp bàyyi nañ seen njaboot léegi way ñëpp bàyyi nañ seen njaboot nee naa la ne la les miraculeux seulement wax naa la ko ñoom ñoo des ak seen njaboot am na ñoo xamante ne ni sax seen njaboot bi poson lañ leen di jox pour mën a dund moo xam ndax ku jigéen ki day dem jaay boppam nekk ci buum en même temps moo tax moo xam ndax ku góor ki day dem di jaay boppam nekk ci buum en même temps mais foofu la affaire bi nekk nag lu ne mën na leen a boole man ngaa fekk ku jigéen ki di moy man ngaa fekk ku góor ki di moy fekk am na beneen situation bu causé loolu noonu quoi li séeréer yi di wax naan oga anga tik taxun boo gisee dara am na lu ko waral am na lu causé loolu leen boole da doon jaay drogue da doon def lu bon ba nga jot si mais fekk dafa am une cause peut-être moom jéemoon na xeex cause boobu noonu bés un moment donné ngeen bàyyi njaboot bi mu tas man daal bëgg naa ku ma jox solution par rapport à cette situation mais soxlaa ma koo xamante ne daf ne ma li nga wax waroo ko wax damaa xamul moo tax may wax et bu ma ko waxee sax garaawul man am naa capacité intellectuelle bu nga xamante ne par la grâce de Dieu man loolu sax xosiwu ma xesanu ma quoi man amul loo xamante ne nii si sama dund moom xalaatu ma ne dama ko war a wax ba pare muy am lu ma koy teree wax kay dama koy wax ba pare jàng si kat peut-être moom jéemoon na xeex cause boobu noonu bés sonn après cause bi dominé ko après nag mu jur li nga xamante ne nii moom la jur présentement donc mbokk mi si genre situation yu ni mel si ku mu dal sa kaw li ma lay conseiller mooy si moment bi moo xam divorce la si moment circonstance si moment tey nan la ñuy wax instant tey boobu noonu mënuloo nekk sa ko dund lii yàlla moom moo ko tuddoon bu ko defee day oyof tol gis nga boo wekkee mbir yi suñu borom moom àttal na lépp
ñun ñoo àttanul dara mais yàlla àttal na yëpp bu ko boobaawee mënuloo nekk sa conscience di nga ñàkk sa sago di nga jaaxle di nga jaxasoo mais wax naa ko na nga nangu dogal bi parce que nangu dogal rek moom moo la mën a génne ci problème yu ni mel parce que dara mënutul fa nekk mënatuloo def dara ba situation boobu noonu changé wu boo nangoo dogal bi dafay oyof nangu dogal bi mooy xam ne lii mënul woon jaar ci sama mais yàlla àttal na yëpp bu boobaawee moom ngay jël yëpp rek nga wékk ko ci moom bu fekkee nag nekkoo woon ku ko daan wékk mbir yi au tout début ci njëlbeen gi commencé di ko wékk au tout début mooy yow mi nga xamante ne duggagul lu am yàlla la nga saxal ko foofu waaye nag waxuñu la ngay def loo xamante ne ni da nga koy def sa teeg bakkan ba pare di ko jiiñ yàlla non non mais boo defee say effort li nga war a def yëpp boo ko defee alors li nga war a def yëpp boo ko defee alors na ngay wax lu am rek yàlla la na ngay nangu ne lu am rek yàlla la mbokk mi yaa ngi toujours Sénégal donc na ngay wax ne lu am rek yàlla la boo ko saxoowee foofu rek au tout début nag laa lay wax parce que loolu moom moo lay mën a accompagner loolu mooy nekk remplacement wu sa 1000 francs boobu nga xamante ne ni moom nga waroon a jot te jotuloo ko moom ngay jël di ko yasfahu indahu illa bi izni yaxlamu ma bayna aydihim wa ma xalfahum wala yuqituna bi shay'in min ilmihi illa bi ma sha'a wasiya kursiyuhu samawati wal ard wala yauduhu ifsuhuma wa huwa al aliyul azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursaliina walhamdulillahi rabbil alamin bul fàtte thème bi topp ci bi ñu ngi waxtaane waa ji nga xamante ne ni dafa takk soxna soo xamante ne ni mbokk mi soxna si sër bi dafa oyof tol waaw day joxe bopp te jotuloo ko moom ngay jël di ko dundale sa borom alhamdulilah ala kulli xaal alhamdulilah ahlu man xew alhamdulilahi lazi nga commencé ko foofu di dund ak sa xel te xam ne lu war a dal sa kaw mënuloo ko mooy bu boobaa nga accepté loolu bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin allahu la ilaha wal hayyul hayyum la taaxuzu sinatun wala nawmun lahu ma fi samawati wa ma fil ardi man zal lazi yasfahu indahu yéen soxna si sër bi dafa oyof tol waaw day joxe boppam rek ndeysaan te waa ji xam na ko loolu la ñuy waxtaane waa ji nan lay dundee soxnaam ak nan lay régler situation bi voilà